salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa àdduna ñi ngi leen di nuyu di leen ziar di beral nuyoo kilifa diine yi ak kilifa aada yi di sàkku si ñoom ay ñaan bu baax waaye ñi nga xamante ne ñoom ñoo tëdd ci lalu hôpitaux yi ñi ngi ñaan suñu borom fëgg seen bopp ba delloowaat leen si seen njaboot ñi nga xamante ne caabi féete na leen ginnaaw ñi ngi ñaan suñu borom teggi leen natt woowu waaye ñi nga xamante ne tamit ñoom ñoo nekk si diaspora bi ñi ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax tey nag ñoo dellu si waan ak yéen si beneen numéro waxtaan fas yéene ko ànd ak ñaari invité yoo xamante ne moom macha allah Kiné Ndiaye nga xamante ne coach en couple ak Amadou Niang di coach formateur balaa may tàmbali di xuus si waxtaan bi di leen wax thème bi ñu leen indil tey dama leen bàyyi ñu nuyoo présenté wu ak yéen bu ko defee ñu doog a xuus si waxtaan bi Kiné Ndiaye salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah man reetaan gi daf may neex nga dama bëgg ay ree bu commencé damay kontaan voilà donc salaamaaleykum mbooloo mi may nuyu ñëpp di la remercier aussi ci invitation bi voilà di nuyu aussi suñu coach bi Amadou voilà donc comme li nga wax rek en tout cas thème bu intéressant la voilà te on a beaucoup de bëri nañ lu ñu ci mën a wax voilà donc ñu commencé ci jàmm te terminé ci jàmm voilà. Amadou. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu téléspectateur Tawhid TV yëpp di leen remercier particulièrement yow di leen remercier bu baax ci invitation bi di nuyu soxna Kiné di wax ni comme li mu wax rek jàpp naa ni thème bu am solo la li nga xam ni xalaat nañ ko ci rek incha allah dinañ ko wax voilà donc man Amadou Niang laa tudd comme ni nga ko wax sama métier coach formateur la sama spécialisation nag intelligence émotionnelle la boo ko déggee rek mooy bu la émotion bu nekk diggalee rek mooy nga ànd ak sa sago loolu daal mooy intelligence émotionnelle xëy na du ñàkk dinañ ci gën a xuusaat tuuti ci biir waxtaan bi merci beaucoup ci nuyoo yooyu tey moom dama kontaan ndax dama ànd ak ñaari coach tey ñaari ngand laa yor sama plateau moo tax Karim di ma tooñ naa ma ndax dangaa stressé mais ça va je tiens le coup tey li ñuy waxtaanee mooy la responsabilité de la femme dans le foyer ndax bu ñu nee jigéen moom déjà nañ ne jigéen moom mooy avenir u dëkk donc jigéen am na ay responsabilités yu bëri yoo xamante ne dafa tegu ci ay mbagam wante nag xam na ko parce que bii passé ñi ngi waxtaanee li nga xamante ne moom mooy responsabilité góor ci biir këram waaye ni góor amee ay responsabilité noonu la jigéen amee ay responsabilité bu ko defee kenn ku ci nekk boo defee lu la war kër gi mën a neex ngeen am jàmm nekk ci ambiance boo xamante ne dafa normal donc balaa ñu naan jigéen dafa am ay responsabilité ci biir foyer dañ naan ci biir société bi nga xamante ne foofu la nekk donc su ma sañoon Kiné Ndiaye nga wax ñu ci sa gis-gis jigéen ban rôle la am ci société africaine avant ñu dugg ci di songu foyer waaw am na solo macha allah am na solo parce que man dama naan bu ñu doon dellu ci ginnaaw tuuti jigéen rôle am bon c'était défini d'accord dama bëgg wax ni comme par exemple leeroon na ci bopp yi voilà moo doon éducation des enfants toog ci kër gi yar doom yi mais nag le monde a évolué dafa changé te lu bëri dafa changé donc man léegi li ñuy wax lan mooy rôle lu jigéen dama naan sax jigéen instant yi ni léegi dem na ba jël benn côté rôle lu góor d'accord parce que tamit am na responsabilité yoo xam ne léegi jigéen ñi ngi koy jël te amoon na suñuy temps suñuy yaay yi ñoom yooyu noonu dañ ko doon bàyyi ak suñu papa yi voilà mais léegi booy wax da nga naan jigéen ba en même temps mi ngi yar xale yi en même temps je peux dire mi ngi participer ci yenn dépenses yi en même temps aussi am na yenn responsabilité kër yu bëri yoo kër gi je peux dire loo xamante ni je peux dire moom moo ko teg ci kawam voilà donc rôle lu jigéen instant yi dafa gën a large voilà dafa avec l'évolution ak ce qui se passe maintenant voilà donc dootul rek l'éducation des enfants mais léegi jigéen dañuy génn dem dañ ñafe ji dem indi ci kër yi voilà donc dañuy apporter li ñu naan benn plus-value ci famille bi voilà donc ça ne se limite plus seulement sur l'éducation des enfants mais aussi sur lépp li nga xamante ni je peux dire pour construire la famille voilà que ça soit financier que ça soit émotionnel que ça soit voilà ñoom daal ñu ngi ci yëpp voilà ñu ngi ci yëpp instant yi nii d'accord donc Amadou boo déggee Kiné donc est-ce que yow partagé nga avis ñi naan souvent place jigéen ci kër ga la place jigéen daal place am mooy nekk femme au foyer déedéet partagé wu ma avis boobu te damay rejoindre un peu soxna Kiné ci li mu wax xam nga man damay faral di wax ni jigéen moo ëpp responsabilité góor dëgg la ci société ci foyer bu fekkente ni xam na boppam maa ngi wax sànq ni sama spécialisation intelligence émotionnelle la donc xam naa du ñàkk dinaa ci waxee ci intelligence émotionnelle ndax intelligence émotionnelle boo ko déggee critère bi ci jiitu mooy conscience de soi mooy nit ki na xam boppam d'accord moo tax may wax ni bu fekkee jigéen xam na boppam xam na responsabilité am du jéem sax tolloog góor ndax moom xam na ni responsabilité am moo ëpp responsabilité góor dëgg la jigéen moo ëpp yenn góor
dëgg la am nay xëy nay jamono dinañ dem ba yaakaar ni sax jigéen place am mooy ca kër ga rek mais fii société toll tey nga xamante ni modernisation dem na ba responsabilité bi góor ñi di am ci tool ba di ko am ci waar wa di ko am ci entreprise ba tey jigéen ñi dem nañ ba am même responsabilité yi waaye ñoom seen beneen responsabilité bi nga xam dañ leen ko joxoon démb tamit wàccu leen mooy responsabilité tamit yar njaboot responsabilité doxal kër gi kon bu foo ko xoolee foofu da ngay gis ni jigéen moo ëpp responsabilité te bu fekkee ci société en général la ñuy wax société moom man damay faral di wax ni mag ñi di ko wax ñëpp di ko wax bu jigéen ñi baaxee bu jigéen ñi xamee seen bopp jël assumer seen ay responsabilité ba mu mat société mën a baax mais bu amul rek société ba dafay yàqu kon nag il faut que jigéen ñi ñu jël conscience ci seen responsabilité ñu xam ni góor ñi ñun ñoo leen ëpp responsabilité bu ñu ko xamee rek du ñu jéem a tolloo góor ñi ndax xam nañ ni ñoom ñoo féete kaw góor ñi góor ñi nag dinañ dem waaye bu ñu dellusee jigéen ñee leen war a dalal loolu nag day delluwaat bu ci biir kër gi xam naa dinañ ci xuusaat mooy jigéen ñi daal seen responsabilité yaatu na que muy ci société bi en général bu baaxee ñoom la waxuma ko nag pour dédouaner góor ñi dama koy faral di wax ci yenn session de formation wala coaching ma leen di wax ni man de ci yéen laa compter pour jafe-jafe yi nga xam ne moom la réew mi am sëy yi am ko man ci jigéen ñi rek laa yaakaar pour ñu mën ko changer mais yaakaaruma ci góor ñi damay faral di wax ni même bu ma gisee difficulté ci ay couple damay faral di wax ni ku jigéen gi fàtteel facteur externe yi nga xam ne dépendrul ci yow mooy waa ji li muy def comportement am bii wala ni muy waxee ma ni ko fàtteel loolu te xool yow lan nga mën a def pour changer situation bi parce que ci yow rek laa compter moo xam nag ci communication ci biir kër gi la moo xam communication non violente la moo xam loo mën a adopté rek ba delloo si waat jàmm ci kër gi ndax góor ñi bu ñu xët-xëtee ci biti ba seen yaram tàng bu ñu dellusee dañ fi war a fekk ku leen di dalal te loolu nag dafay lamb ci société bi yëpp en général kon daal jigéen ñi ñoo ëpp responsabilité góor ñi ci biir kër yi ci société bi ci biir entreprise yi ci njaboot gi ni ñu mel tey jigéen ñi ñoo ëpp responsabilité kon bu ñu ko assumer rek yaakaar naa ne lépp dina mën a baax d'accord jàpp naa ne moom loolu moom leer na parce que bu ñu dégloo coach bu baax dañuy xam ne kon affaire mbir yi gën na yaatu ñun li ñu ko foogee parce que responsabilité yi dafa yaatu te dafa ngand ba nga xamante ne il faut que jigéen yi commencer am prise de conscience xam ñoom li nga xamante ne moom mooy seen valeur ginnaaw loolu ñu xam responsabilité yi nga xamante ne tegu na seen kaw mais dañu jël suñu bopp teg ko ne dañu war a diirante mbagg ak góor yi wala ñoom dañu sut dañu war a kiiw ak ñoom alors que affaire bi gën na yaatu loolu am nañu ay responsabilités yoo xamante ne moo ëpp importance xeex bi nga xamante ne moom lañ jàpp ne moom lañ mettre en avant léegi Kiné Ndiaye comme que coach nga bëggoon naa nga wax ñu responsabilité yan responsabilité la jigéen am ci digganteem ak borom këram ci biir këram am na solo macha allah voilà donc ci diggante ak borom këram mooy li ma wax c'est que jigéen tey bu la gox yi jëlee yóbbu këram da nga ko war a apporter li ñuy wax plus-value c'est que tey bu fekkee ne dama la indi sama kër war naa am lu yokk ci man d'accord loo xamante ni ma damay sentir ni yow yaa ma ko apporter voilà léegi nag dafa am benn problème buy am ci loolu noonu mooy bien que ni ku jigéen ki xam na ni buy ñëw day indi plus-value mais coach wax na ko léegi aussi tamit ku góor ki tamit am na taxawaay bu muy taxawee ku jigéen ki pour mu apporter plus-value boobu day am blocage parce que dañ naan la jigéen day avancer par les sentiments c'est que jigéen bu sentiru benn sécurité bu sentiru benn rassurance wala bu si elle n'est pas rassurée rek c'est que du mën a def liggéey bi travail bi comme il faut c'est que dañu am boobu blocage góor par exemple tey jii ni mën na peut-être parfois def la part des choses parfois góor mën na am je peux dire capacité boobu mais jigéen dafay am blocage à chaque fois bu fekkee ni moom elle ne se sent pas rassurée bu fekkee ni dafa nekk comme li ñuy wax insécure day sentir benn insécure bu fekkee ne sentirul ni l'autre daf ko aimer par exemple bëgg amour bi ci am bu ko sentirul moom dafay am blocage pour mën a liggéey ni mu war a liggéeyee parce que tamit il faut se dire que c'est vrai comme li nga wax sànq dañuy xam ne par exemple góor ñi bu ñu génnee ñëw war nañu fekk ku leen di defal mais aussi il faut se dire aussi que loolu mënuñu ci dara le monde a évolué les mentalités ont évolué par exemple suñu yaay yi la nga xamante ni par exemple ñoom amoon nañ capacité yi ñu amoon ñun léegi il faut le dire amatuñ ko voilà ça reste parce que tamit comme on dit mondialisation avec ce qui se passe jigéen ñi dañuy génn dañuy voilà y a des choses qui formation et tout ça dafay am benn genre je peux dire mentalité bu muy créé waat boo xamante ni c'est nouveau benn kii bu nouveau man dama naan benn concept jigéen bu nouveau sax moom moo génnee saa yi ni voilà donc loolu noonu nag
problème la mais moom xam na ni am na lu muy apporter mais apporter boobu problème bi mooy dafay am ci lu muy dépendre. C'est dommage mais c'est comme ça. bu fekkee da nga nekk ak par exemple góor boo xam wala jëkkër boo xamante ni yow da ngay gis ni côté boobu noonu lim la war a apporter. par exemple sentir ko ci moom ku jigéen ki moom du mën a joxe dara. loolu indi parfois nag parfois ngay gis naa waa moom nu mu demee nii voilà pourquoi elle se comporte comme ça lu tax mu mel nii kii dafa bëgg a tas dafa bëgg a dem. mais blocage lay am parce que man damay côté jigéen ñu bëri yoo xam ne ñoom lu ñuy wax naan. man coach même bu fekkoon dafa ne ma merci ma lekk mu lekk pare ni ma merci rek. xoolal su ma doon toog ci kër gi di togg ba suba c'est pas un souci. mais ngay rey sa bopp ba pare teg togg mu ñëw waxu la sax merci. c'est que blocage day tax da ngay décourager. d'accord muy solo bi aussi. parfois da ngay gis jigéen ñoo xamante par exemple dañuy defaru affaire yu ne mais bu sekkee ne seen jëkkër amul yenn attention yi ci ñoom. amul yenn remarque parce que dafa wax lu am solo dafa ni conscient de soi c'est que gëm sa bopp bi tax par exemple tey jii nii nga naan man mu. apprécier mu ñàkk apprécier je peux dire sama yoon nekku ci loolu tamit capacité boo xamante ni c'est trop élevé parce que boo nekkee góor en général surtout ki nga bëgg voilà da ngay attendre ça de moom da ngay may attendre donc loolu si c'est pas satisfait ku jigéen ki day am benn blocage que ça soit ni mu war a joxee ci kër gi que ça soit li mu war a def que ça soit participation bi mu war a def que ça soit li mu war a apporter ku góor ki loolu nag bu xasee ba am ci digg bi nag voilà noonu lay demee ku nekk naan sa morom yaa deful li la war voilà donc jigéen moom dafa war a apporter une plus-value mais plus-value boobu dafa am ci li mu dépendre ça dépend du comportement de l'autre de son homme malheureusement nag parfois aussi tamit bu xasee ba déclenché ku nekk day nekk sa côté moo def lii sëyul bëggul sëy kii tamit moom mooy indi fi def ma nax donc c'est des choses qui se passent loo xamante ni on n'arrive plus à rien faire. D'accord parce que même bu ma la déggee kon loolu dafay wane importance yéen seen liggéey. parce que ñun souvent ñun suñu société dañuy jàpp ne. nit ki warul mën a am lu ko metti wala warul mën a am lu mu waxtaanee mu dem gis benn coach. jege benn coach ki ne Ndiaye waxtaan ak moom wax ko li ko metti parce que loolu noonu ngay wax lii nga xamante ne metti na ku jigéen ki ba mu indi restriction. day tax lépp lu ko waroon ci këram bu waroon demee à 100% day demee à 50 wala moins de 50%. absolument donc affaire bi gën na yaatu loolu. absolument rom di consulter bu baax romb na foofu bien sûr parce que man sama majeure partie clients yi ay sont des femmes. mais tout le temps da ngay sentir man moo tax parfois quand j'entends jigéen ñi bëgguñu sëy man dañ naan ma pourquoi tu défends tout le temps les femmes ma ne leen man ñi ñëw ci man man de part ça laay wax te dama gis ñu bëgg sëy lañ parce que dañuy am lu ñuy demande c'est que dañuy am attente boo xamante ni homme bi peut-être parfois aussi tamit avec notre éducation de base yéen góor ñi duñ ko xam parfois tamit góor ñi seen bopp ñoom tamit seen i mental neen yaree dañu merci waaw loolu yëpp mais ñoom dañuy am benn loo xamante ni dañu naan la bu ma ko defoon wala bu ma ko waxoon rek ñoom le reste amul problème parce que jigéen amul problème joxe jigéen dafa tàmm joxe noonu la ñuy yàlla bindee waaw mais malheureusement bu fekkee ne je peux dire ku góor ki nekk je peux dire devant toi am na ni muy comporté woo loolu nag capacité boobu noonu nag tamit parfois du ñëpp la ko yàlla may voilà c'est très difficile même à avoir parce que nga nekk ki nga bëgg ba pare yow li ngay attendre moom defu ci dara après yow muy xaar que yow ngay def say je peux dire comment on dit ça ngay accomplir même li nga war a def ci kër gi d'accord donc yooyu noonu mooy indi problème mais moi ce que je dis mooy comme le monde a évolué l'essentiel comme ni ngeen di def nii c'est important mooy ñu koy waxtaanee c'est que il faut que ñuy discuter xam ku nekk xelam fu mu toll état d'esprit fu mu toll parce que et qu'on accepte aussi que le monde a changé ñun on nekkuñu fi di par exemple nuróole les occidentaux di déet on n'est pas là-bas nekku fi aussi tamit diire mbagg man dama naan ku nekk ak sa place jigéen am na foo xamante ni bu fa tolloo par exemple tey jii buy bëgg incarner góor dootul nekk di jigéen féminité bi day dem te loolu c'est pas intéressant voilà donc mais am na loo xamante ni buñ ko comprendre kenn ku nekk rek kenn ku nekk bañ a nekk genre xeex góor ñee def ni jigéen ñee def ni non on n'est pas là-bas ce qu'on essaie de faire mooy instant yi ni am nañ outil comme outil coach yoo xam ne daf lay permettre nga comprendre l'autre et qu'on essaie de les utiliser pour que qu'on puisse maintenant xam ku nekk sa état d'esprit et qu'on puisse s'aider parce que man dama ni ñaari nit bu ñu xasee ba ne dañuy ànd pour man c'est pour la vie d'accord on a le choix de ne pas se marier avec je peux dire ki nga nekkal mais boo décider marier peut-être amoon ngeen benn projet boo xamante maintenant da ngay dugg ba ci biir nag am yuy feeñ mais loolu nag boo amee outil si tu es outillé à ce que nga xam exactement ce qui se passe voilà donc le reste vraiment après day ñëw de façon naturelle voilà mais loolu il faut que ñu débloquer ko pour que ñoom ñaar ñëpp ku nekk xam état d'esprit moroom d'accord coach loo ci dolli en tant que waaw li mu wax dafa am solo wax na lu yu am solo et je pense que mooy li mu wax ci outils yi ay outils yu existe la te foog comme li ngeen def nii dafa baax parce que dina permettre effectivement ñu xamal nit ñi ni leen nit ñi yemuñu te lii tax nga xam ni nit ñi yemuñu parce que bu fekkente ni ci biir dañu dugg ba ci biir sëy bi da ngay gis ne bu ñu tàggatoon ñaari way dencante yi ñu tàggat ku góor ki tàggat ku jigéen ki ci outils yi muy wax ni dina tax ba
bëri na comportement yoo xamante ni ku góor ki dina ko am wala ku jigéen ki dina ko am outil yooyu bu fekkoonte ni kenn ci ñoom am na ko dina mën a comprendre lii lu tax ndax gis nga góor que muy góor wala muy jigéen di nga ci gis ñu am comportement yoo xam ni ci façon bi ñuy communiquer ci façon bi ñuy jëfee boo amul outil yooyu war nga xam ko di nga leen culpabiliser di nga leen blâmer tout le temps nga leen di blâmer te boo leen di continuer di blâmer yow da ngay victimiser wu surtout boo nekkee ci victimisation nag du la permettre dootu la dimbali mooy blocage bi muy wax dootoo mën a comprendre nag kii li muy def nii lu tax alors que boo amee outil yi mën nga comprendre ni kii li muy def nii bu ñu ko doon topp dinañ ko topp di ko topp ba fi mu amee 2 ans 3 ans 4 ans ba muy nekk xale ban parent la amoon ku moo nekkoon waajuram wala kan moo doon autorité parentale bi ci biir kër gi bu ñu nee autorité parentale nag papa mën naa nekk autorité parentale yaay mën na ko nekk waaye am na nijaay wala tante yi nekk ci biir kër gi ñëpp autorité parentale lañ waaye lan la ñuy wax xale bi ba muy am 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 6 ans lan lañ koy wax naka lañ ko yaree surtout gis nga loolu ñu koy wax ak ni ñu ko yaree loolu damay faral di wax ni bopp cerveau doomu aadama yàlla ku yéeme la yàlla ku yéeme la sax moom daanaka pléonasme mais daf ma yéem parce que suñu borom gis nga li ñuy xam-xam yi ñuy jàng sax di ko jàng ci nasaraan yi yenn saa yi ñu indi ko boo ci gëstoo bu baax rek di nga xam ni lépp dafay delluwaat ci diine wax dëgg yàlla te bu fekkente ni am nga dégg-dégg boobu di nga mën a daf lay gën a dimbaliwaat ci sa diine nga xam ne daal yàlla daal mooy yàlla mais yàlla moo tëgg doomu aadama tëgg xelu doomu aadama mais muy lu yéeme tamit muy xel dafay lu yéeme ci doomu adama moo tax xam naa sax yàlla ni man boroom xel yi laay waxal waaw ku tàqalikook sa xel sax moom nopp na laa topp dara loo defati baax na mais gis nga xel boobu moom mooy conditionné nit te sa borom kër wala sa soxna dina am comportement yoo xamante ni boo comprendre naka la xelu doomu aadama yi fonctionné nga jéem a gëstu tuuti ci ban façon yar lañ ko yar di nga mën a comprendre lii muy def nii lu tax te boo ko comprendre ci la lay permettre nga mën koo muñal yenn yi mais ci la lay permettre nga mën a commencer def yow un travail sur toi pour dimbali ko moom te boo ko dimbalee parce que loolu mooy bonne nouvelle bi mooy compétence comportementale ñu koy wax léegi soft skills yi li ci neex rek mooy loolu mooy bonne nouvelle bi mooy lu mën a xew ak nu nit mën a mel moo xam dafa naqari deret dafa impulsif day gaaw a mer nu mu mën a mel rek bonne nouvelle bi mooy mën na def un travail mën na liggéey ci boppam ba mer boobu mu doon gaaw a mer mu bàyyi ko d'accord mën na liggéey ci boppam ba bu doon moom day wax yu naqari di utiliser ay violence verbale mën na liggéey ci boppam ba bàyyi loolu loolu mooy bonne nouvelle bi te lépp nag day delluwaat ci xelu doomu aadama moo tax li muy wax ci outils yi dafa am solo ma ci profiter sax di sensibiliser wàlle parents yi di leen wax na ñu def très attention ci li ñuy wax xale yi dama koy faral di wax nañu def attention parce que de 0 à 5 6 ans foofu dafa am benn particularité bu ci am ci xel mi parce que xel mi dëgëragul li ñuy wax conscience loolu dëgëragul donc la fa nekk rek mooy li ñuy wax subconscient te la ngay wax xale bi lépp subconscient mi ngi koy enregistré may wax ni xelu doomu adama moom comme ordinateur la waaye moo ëpp doole ordinateur moo ko ëpp doole waaye programme bi nga xamante ne moom la war a exécuter bu nit ki màggee ñu ngi koy programmer ci ba muy xale mooy waral nga gis ku màgg di am comportement yu am ak soxnaam ñu jàppee ko nit ku xaw a doy waar wala ku doyee di wala pourtant bu ñu ko toppee ba nañ ko yaree fa la ñuy fekk réponse bi c'est important moo tax ñu war a sensibiliser nit ñi war leen xamal ni dëgg la nit dina am nu muy doxee waaye il faut que ñuy jéem a comprendre nit ñi te loolu nag empathie moo ñu ciy dimbali comprendre comme li muy wax moo la ciy dimbali boo comprendre rek dina nga ko mën a dimbali waaye yow di nga mën a muñ tamit lu bëri te damay faral di joxe benn exemple di wax ni lépp mi ngi dépendre ci nan ngay gisee situation bi rek la perception ba rek lépp ci perception bi la waaw lépp ci perception bi damay faral di joxe benn exemple ma ni benn waay dafa génn ci benn hôpital ak ñaari doomam dugg ci benn bus bi dafa calmoon waaye bi mu dugg see ci bus bi ñaari doom yi nag di perturber bus bi di perturber am na benn waay boo xam dafay yoroon livre am di lire waaye doom yi ñu ngi koy déranger te papa ji mi ngi toog ne rek moom jéemul sax lijjanti xale yi waaye fi mu toog xelam naka la waa ji ni mu percevoir situation bi rek mooy waa ji daal kii dafa doyee di say doom ñu ngi perturber di dur dàqee kii dafa irresponsable bu fekkee loolu nga jàpp rek loolu pense say xalaat day am impact ci say yëg-yëg ci say émotion te bu émotion yi yëg-yëg yi commencé am ay yëg-yëg yu émotion yu négative yëg-yëg yoo xam ni gënul
foofu da ngay commencer di yëg sa xel mu lay joxaat ay yeneen information lépp ci xel la waa ji dafa doyee di dafa loolu mooy waral ngay gën di mer te boo meree di nga ci toll foo xam ne dootoo mën a téye sa bopp bu ko defee ci ngay réagir loolu mooy réaction émotionnelle kooku ba mu ko dalee nag mu réagir dafa dal ci kaw papa ji ni ko da nga irresponsable téyewoo say doom da nga waaye bi muy wax papa ji mu ngi toog di ko xool rek bi mu waxee ba daaneel mu ne ko wax dëgg yàlla de wax nga dëgg li ngay wax bàyyiwuma ci sax xel bàyyiwuma ci xel ndax yaa ngi ma gis ci hôpital laa génne ñoom seen yaay laa indi woon dafa doon accoucher yàlla dafa dogal mu ñàkk bakkanam waaw yàlla dafa dogal mu ñàkk bakkanam léegi nii wax dëgg yàlla bàyyiwuma sax xel maa ngi ciy jégalu bu baax nag moment yooyu ki nga xam ne moo dal ci kaw papa jooju noonu foofu kersa dina ko jàpp kay parce que xëy na ni mu doxalee te li waral lool rek mooy nan la percevoir des situations kon foofu dañu lay wax ni bu fekkonte ni moom avant muy réagir amoon na information ci xelam ni kii dafa ñàkk soxnaam du yëgati émotion négative au contraire compassion lay yëg secret bi nag yëpp foofu la nekk ci diggante couple yi gestion bi waaw ci na nga koy gérer rek la nekk mooy naka nga koy percevoir mooy waral même ci biir sëy tamit li lay permettre yow góor nga mën a gis muñ yow jigéen la nga mën a gis guñ mooy nga xam situation nit ki boo ko xamee dootoo am yenn réaction yu négative yi parce que émotion négative doo ko am kon daal responsabilité dafa am dafa wax lu am solo mooy depuis bas âge dama koy wax xale yi surtout ce qu'on appelle les blessures émotionnelles mooy bi nga nekkee xale liñ daj xam nga ñun c'est que parce que même avec les pervers narcissiques ce que j'ai remarqué mooy instant yi dañ naan tendance la mais dafa bëri mais comme li mu wax sànq moo ñu dal on ne l'avait pas identifié xamuñu lan la mais c'était des blessures yoo xam ne bi mu nekkee xale par exemple la ko amoon mu koy màggaale léegi nag comme li mu wax cerveau dafa grave lu mu xas ba enregistré c'est fini léegi nag li mu wax comme si xale parfois tey ji par exemple xale mu solu nga ne ko sa li nga sol kenn xamul lan la c'est que yooyu dañ koy xeeb d'accord xale ñëw di wax waaye noppil waay dañ koy xeeb c'est que yooyu yëpp man damay coacher ay femmes yoo xam ne après comme li mu wax ñun dañuy dem au-delà de ça ñun booy wax à peu près dañuy après poser question par rapport ak sa enfant na nga ko dundee sa papa ak sa yaay nañu meloon tout ça day jouer ci xale bi léegi mu lay expliquer naan la voilà c'est vrai que am na ku ma coach lan la ma wax mu ne moom problème am moo doon comme moom nekkuloon ak yaayam dañ ko joxoon benn tantam mais tante bi nee na xale bi mi ngi am te li nga wax c'est vrai c'est entre 0-5 ans xale bi 4 ans la am mais nee na xale bi dafa doon dem même bu amoon ay blessures ay góom sax tante bi du ko faale day doon dem ba mooy xool lu muy fajoo lekk danaan imagine de 4 ans xale 4 ans yow boo xiifee sax xamoo kan ngay wax damay lekk nee na bu wàccee par exemple du am day nekk moom daal dañ ko comme si dañ ko abandonné teg ko de côté affaire bi moom daf ko traumatisé léegi ce qui s'est passé mooy léegi genre xale yooyu dañuy chercher tout le temps affection parce que dañ ko manqué léegi ce qui s'est passé mooy non seulement dafa mere je peux dire yaayam mere ñëpp ñi nga xamante dañ ko abandonné moom abandon la ko jàppe parce que rejet lañ koy jàppe parce que ça dépend xale ni percevoir affaire boobu noonu moom abandon la ko jàppe loolu noonu moo ko topp ba nga xamante ni léegi góor gu mu tasanteel moom day accroché wu ci góor gi moom bu la gisee nga wan ko tuuti dama la bëgg rek jeex na da lay accroché léegi nag ci la ko góor ñi nag di manipuler rek di manipuler relation mu dem ba comprendre mu ne man je comprends pas mu am na lépp mais mënut a am ba fexe ba am benn relation bi stable qu'est-ce qui se passe pourquoi les hommes me fuient wala bu ñëwee ba commencer rek daw qu'est-ce qui se passe mais bi ñu defee analyse de sa situation ba dem au-delà de ça c'est après qu'on a compris loolu lépp te après moom ngette am na benn colère boo xam ne mi ngi ko meree woon famille ba nga xamante ni loolu noonu aussi dafa nekk loo xamante ni c'est comme da doon de façon inconsciente da doon révolté wu voilà donc moom da doon def dafa am foo xam ne dafa toll mel ni kuy def lu ko neex mais en même temps lu ko neex boobu noonu c'était toxique pour moom parce que déjà amatul woon benn limite du déglu kenn yoonam nekku ci mais da leen a mere woon donc li mu wax nii c'est tellement important xale yi te ñun on est en Afrique man je parle même pas Sénégal mais africains yi presque la majeure partie xale presque duñ ko jox yenn place yi te loolu dafa leen di topp même kii comment on dit ça kii scolaire bi aussi la ñuy daj xale yi li ñuy daj foofu noonu comme seen xarit yi parfois ngay dugg ci groupe da ngay gis ñoo xamante ni tey dañ naan la ñoom dañu am problème même di intégrer benn groupe wala dara parce que depuis bas âge dañ leen doon écarter tey xale yi dañuy ñëw toog di waxtaan yow jógal bokkoo fi c'est que c'est des choses yoo xamante ni xale bi da koy dund après da koy yóbbaale voilà donc man côté boobu surtout damay wax ni comme li mu wax ni sensibiliser surtout les parents buñ ko xeeb parce que man problème yi may gis ci couple yi lépp saa foofu lay jóge waaw lépp ci xale yi la te day naqaree lijjanti parce que lu tax muy naqaree lijjanti parce que après da ngay gis ñoo xam ne ñoom même schéma bi la ñuy répété même schéma bi da ngay am problème divorcé amaat beneen problème même da ngay toog mu yàgg juste di mën attends am na benn gel bu ma wax man ko li ma bëgg a xam mooy pourquoi je suis tout le temps lu tax tout le temps may cherche à être deuxième femme y a problème
Maodo. mu ne loolu il faut ñu xool lan la y a problème parce que c'est pas normal. C'est pas normal. À chaque fois je me trouve en deuxième position nee na loolu jaaxal donc quoi donc c'est des choses yoo xamante ne vraiment il faut que ñu ciy bàyyi xel. parce que dafay aider day comme li mu wax nii ça permet de comprendre l'autre. xam ne parfois du bon. parfois du réew. parfois du soxar. parfois tamit nit du exprimer ay sentiments am nga naan xam naa ni kii amul yërmande non non non. y a des am na fa ay blessures merci beaucoup yoo xam yu nekk ci moom mais quand on apprend je peux dire à cerner ça rek da ngay gis ni après facilement da ngay comprendre la personne. voilà parce que facilement. suñu société tamit noonu la bindoo dafa am ay détails yoo xamante ne dañuy foog ne ay détails la fekk ay détails souvent yaa ngi koy laal sànq mais nit ñi dañ lay gis nii nga am benn réaction bi wala nga am ay saute d'humeur ak yooyu mais jéemuñu jël benn 5 minutes wala moins de ça pour jéem a nekk à la place de l'autre personne mais souvent problème yooyu mooy indi souvent da ngay gis ñu naan diw xaru na wala diw lii parce que amul da ngay dem ba du am kan lay waxtaanal am na benn problème bu amoon fii yàggul mais nit ki boo gisee moom après bi mu demee li mu fi bàyyi da ngay xam ne kii am na lu mu dencoon ci moom te amaana bu fekkoon am na benn nit bu ko jegee buy dégager ay ondes yu positives peut-être loolu dina ko pousser à ce que mu génn ci sentiment parce que nit nga egg ba ci état nga xaru moo tax ma naan leen réseaux sociaux il faut faire très attention parce que doo xam état d'esprit nit ki parfois nga gis nit di critiquer nit man damay di yéen ni parfois critique ma ne attends man nit ñi est-ce qu'ils sont conscients est-ce que xam nañ la xew parce que dafa am benn coach boo xam ne instant yi motivateur la lu muy expliquer mooy moom dafa timidoon dafa bëri woon kersa demoon na da doon am ay pensées suicidaires c'est que day jékki-jékki bëgg a xaru léegi mu dem ba xaw a def benn travail ci sur lui ñu ne ko léegi li nga njëkk a ragal ngay commencer def mooy moom mënu woon wax en public mi ngi commencé jëkkati loxoom ñu dem ba mu yàgg ñu ne ko da ngay jéem a def ay vidéo je peux dire sur YouTube ça va te permettre ngay extérioriser say loolu léegi nee na bi mu defee vidéo YouTube bi mu njëkk a def nee na am benn fekk nee na xom fu mu jëlee veste bi mu sol nee na am benn waa ji ne ko xanaa sa veste papa nga sol nee na affaire bi daf ko choqué parce que koo xam ne mi ngi doon nekk ci reconstruction de soi di essayer di kii nga duraat ko boobu nee na daf ko damat nee na dafa lire commentaire lire loolu rek nee na après mu ragalaat moo tax ma ne man il faut qu'on fasse attention ci ni ñuy juger nit ñi critique man quand je vois des critiques yoo xam ne c'est gratuit man dama naan man am na loo xamante ni bu ñu xamoon nit ni muy fonctionner on va faire très attention à ça parce que am na ñoo xam dañuy dem ba nekk benn fu ñuy toll foo xamante ni tokk nga ciy teg rek c'est fi rey nga nit ki moo tax ma ne parfois nga rey nit te doo ko yëg parfois nga rey nit te doo ko yëg moo tax benn mag bu ñuy wax Serigne Cheikh nee na bu kenn ni musuma rey nit tant que demoo ba sa kanam borom mu ni la musa rey ndax kaddu day rey nit dëgg la waaw te ñun yenn saa yi ñu dégg si moom xam naa dina xam lu muy wax moo tax seen liggéey dafa am solo parce que nit ñi en général li ñuy soxla rek mooy wax ku leen déglu nopp une oreille attentive bu leen déglu te du leen juger absolument surtout loolu te jamono ji man ñu nekk nii man day wax dëgg yàlla dama ciy gis ci jigéen ñi surtout ñu ay coono yoo xam ne dañ koy dund ci biir néegu sëy yi te duñu xam fu ñu koy waxee am na fan yi rek luy matul 2 semaines maa ngi lancé ci Facebook aussi beneen ci toujours ci concept sago boobu noonu dama ci lancé beneen lu ma tuddee sourire sago nit ñi di sourire di ma envoyé loolu yëpp c'est pour jéem a fexe rek daal naqar yeeg stress yi nit ñi di dund tey parce que stress boobu noonu ay jamono dañ doon wax yëfu tubaab la ak yooyu mais il faut ñu jël conscience ni du yëfi tubaab yëfi nit la il faut que ñu jàngal nit ñi tamit naka la ñuy gérer seen stress yooyu moo tax seen liggéey am solo naka la ñuy gérer stressu nit ñi il faut que ñu wax ko nit ñi jàngal leen ko parce que li muy wax yëpp dafa am solo il faut nga xam doomu adama daal dafa yaatu damay wax ni science tamit il faut que ñu ciy sukkandiku ndax comme que moom ci lañ sukkandiku pour bu ko am maladie cardiaque ñu faj la ku am diabète ñu faj la ku am hypertension ñu faj la psychologue yi toog tamit jàng xel ba xam ko ak scientifique yi ñu wóolu leen te psychologue yi am na ci kenn ki ñuy wax Taïbi Kahler moom dafa jàng tamit xel moom mooy wax ci concept driver yi muy wax ni nit ku ci nekk am nga benn driver boo xam mooy driver dominant driver yi au nombre de 5 lañ mais li mu wax léegi ci ki nga xam ne du wane émotion am ndax yenn saa yi tamit nga gis jigéen li muy kaas ci biir sëyam mooy jëkkër ji du ko wax je t'aime munu ko du ko wanu dafay mel ni ku ko bëggul bëgg na ko mais moom xëy na ca bu ñu delloowaat ba léegi ci éducation bi psychologue yi moom nee nañ borom driver bi nga xamante ne driver dominant mooy le driver soit fort kooku difficulté boobu daf koy am mooy du wane ay émotion moom parce que dafay jàpp ni signe de faiblesse la waaye kooku bu fekkente ni soxnaam tàggat dañ ko ba xamal ko lan mooy concept driver ak ki am driver soit fort naka ngay dundee ak moom ba mën a affaiblir driver bi parce que da nga koy affaiblir rek mais naka nga koy affaiblir bu ñu demee ba mën ko affaiblir rek te dañ mën a dimbali nit ki moom soxnaam dina dimbali borom këram mais avant mu koy dimbali dina ko comprendre ba pare bu ko defee moom du ko duteelew moom ku jigéen ki ni moom
moom la ñu bëggul waaye day xam ni du ci moom mais ci éducation bi mu recevoir la loolu moo tax daal dafay am solo ñuy dellu si waat ci yenn yu mel nii moo tax mu am solo absolument waaw tey ñu xam ni daal yëfi nit la du yëfi tubaab moom laay faral di wax ni intelligence émotionnelle baat bi boo ko déggee dañ ko jéggaani mais ci jëf bi dëgg la loolu lu ñu miin la ci suñu ni ñuy dundee ci waaye lu ñu miin la tamit ci suñu diine yi absolument su ma nee diine yi nag mooy diine yi ñu gën a miin fii muy islam ak diine chrétienne bu ci nekk rek jéem na jàngal nit ki bu àndee bu ko yëg-yëg yi ganasee naka la war a dundee ak yëg-yëg yooyu ba du ko defloo wala mu wax ko loo xam ne daf koy rëccu yaakaar naa ni moo tax yonent bi di wax naan boo meree wala jàmbaar dëgg du dóor nit ñi ñuy daanu mais mooy nga ànd ak sa sago boo meree boo meree taxaw toogal boo toogee tëddal yooyu yëpp dafa naa da doon jàngal nit ñi technique yi la waaw technique yi la man damay appuyer damay rejoindre sax li nga wax parce que pour wane importance ñoom seen liggéey souvent da ngay dugg ci réseaux sociaux yi comme ay Facebook ak yooyu parfois dama ciy tombé ngay gis ay anneaux waaw jigéen yoo xamante ne am nañ lu leen métti seen sëy mais da ngay gis nit ñi au lieu que ñu jox leen ay solution da leen di xas ba ñu ràpp mu jigéen nit ki dootul amati sax solution mais man damay xalaat sax nit kooku nga xamante dafa exposé problème am dina def leneen loo xamante ne waru ko def non bu ñu gisee reyanteeg xaru yeeg yooyu noonu yëpp c'est que man li may wax rek xam nga dama naan bon parfois yooyu dama koy tuddee les conseils passe-partout c'est que même ñi leen di conseiller sax parfois parce que gis nga nit comme li mu wax dafa am solo gis nga nit ñi dañoo particulier man je peux donner parfois sama site yi damay joxe ay conseils yoo xamante ni je peux dire c'est un peu général parce que loolu day aider parce que tey jii par exemple mën nga nekk ci benn situation soo liiree à peu près di nga xam li la dal mais pour sax nga mën a approfondir wala yow pour yow ñu joxañ la baaraam nii ngay def il faut que sax yow nga ñëw ba ñu détail dugg ci détail parce que lu nekk dañ koy particulariser mais par exemple parfois da ngay gis par exemple tey jii man mën naa am benn problème ak sama jëkkër d'accord ba divorce dem yow nga am problème divorce dem mais le problème mooy divorce bi peut-être histoire yi xaw nañu similaire mais ba tey bokkul ku nekk waaw léegi nag man dañ naan mooy yow mi divorcé nii ngay def même conseil nga may jox même conseil lay jox moom la ñu may jox alors que personnalité bokkul profil jëkkër yi bokkul situation yi bokkul nombre de doom yi ngeen am sax day compter fi ngeen dëgg sax day compter ku góor ki li muy liggéey sax day compter ku jigéen ki li muy liggéey day compter donc c'est des choses yoo xam ne loolooy tax ngay mën a joxe les bons conseils wala ngay joxe ay kii yoo xamante ne ce sera adapté à la situation de la personne mais man quand je vois des kii dama naan man il faut faire très attention avec ça bon on les comprend parfois tamit da ngay bëgg di exprimer wu di wax parce que parfois aussi comme li nga wax da ngay jenc comme on dit da nga koy waa dajale ba foo jaar wax mais il faut faire très attention avec ça parce que du conseil yëpp mooy marcher sur tout le monde parce que parfois gis ñoo xam dañ naan la man de bi ma dégg li def naa ko mais sama jëkk affaire bi sax mu daa mel da ko gën a rakkaaju waaw ma ne ko parce que personnalité mu la voilà bokkul li marché ci kii mën na bañ a marché ci kële donc il faut faire très attention léegi beneen bi na wax sànq comme par exemple pour nga mën a comprendre nit ki dafa am benn cas bu ma amoon kooku noonu moom xam nga góor ñi en général dañ naan dañoo bordelique dañuy ñëw sànni fu ne la ñuy sànni léegi nag waaw léegi nag moom li ko doon déranger ku jabar ji dafa ni moom dafa sonn quoi ku góor ki bu ñëwee day ñëw sànni d'accord léegi ku góor ki tamit la fekk jabar ji topp ko tegal fii affaire moom tamit daf koy déranger quoi léegi ñu dem ba affaire bi nekk seen problème xam nga yu sew sewaan yooyu ci couple dafa garaaw day dem ba day indi yeneen loo xamante nii liñ naan ay accumulation de frustration lay doon léegi ñu dem ba mu yàgg léegi après ma ko jénki contacté ma expliqué mu ne ma moom daal foofu la loolu laa fàttaliku fa la problème bi jógee parce que dafa dem ba indi daal yeneen problème mu ne mais dafa jàpp ni foofu la problème bi jógee mais bi ñu defee je peux dire comme li may wax ni da ngay defal l'analyse dem au-delà de ça ce qu'on avait remarqué ngette la fille moom lu taxoon par exemple bu doon sonal jëkkër naan ko bul teg fii bul teg fële ngette moom bi mu nekkee xale comme leen wax sànq bi mu nekkee xale ngette moom dafa nekkoon koo xamante ni dafa tàmmoon néegam moom kese comprendre nga sœurs yi sax daawuñu dañ leen doon séparer sœurs yi sax daawuñu am tout trop accès ci je peux dire ci seen kii léegi nag comme moom loolu lañ ko yaraaree yenn kii daf koy jaaxal quoi mën na ko supporter ku góor ki aussi de son côté moom nekkoon na yaay boo xamante ni bon xa ab suñu la majeure partie des hommes ñun duñu yar pour ñun góor waruñu ko jox yenn éducation de base yi lu ko neex lay def moom tamit fi mu doon nekk kenn jàngalu ko ranger kenn jàngalu ko c'est que quand bi ñu defee étude bi ba yegg si foofu noonu on a compris que du question kii dafa bëgg a naqaral kële wala du question kii dafa bëgg a sonal kële mais ñoom c'est psychologique dafa lay xam ne dañ ko dul mën a supporter parce que ku jëngi dañu ma man parfois damay toog daal ni kii daal tey du ma ko wax dara mais neen damay dem ba muy affaire bi daf may mel ne daf comme dañ naan wax ko voilà nee na du ko mën a muñ quoi donc comme li mu wax c'est important c'est que comme li mu wax gis nga dans la vie liñ naan ki nga nekkal man tout le temps loolu laa mooy base couple il faut essayer de connaître ki nga nekkal que ça soit l'homme que ça soit la femme c'est que tant que tu apprends pas à connaître la personne chaque jour da ngeen am problème chaque jour voilà donc man vraiment côté boobu damay bëgg ñu ciy insister mooy déjà
ce qui se passe bas âge xale yi ñu ciy bàyyi xel benn aussi ki nga nekkal aussi bu topp ñëpp sama jëkkër def la lii kay jëkkër li la def lii laay def non 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 on est particulier kenn ku nekk ak sa profil kenn ku nekk ak sa personnalité te à chaque fois conseil bu ne wala kii bu nekk je peux dire li muy def ci kenn voilà message bu fort la nit ñi nañu gën a bàyyiwaat xel ci lool peut-être bu la dara méttee di nga am kenn koo xamante ne loolu da koo jàng déjà parce que c'est important te boo ci waxtaanee ak moom dina la jox ay conseils yoo xamante ne boo ko appliqué di nga si gis njëriñ sa kër mais souvent nga gis nit jox la conseil boo xamante ne moom mooy tas sa kër sax léegi man ko ci fi ma bëggoon nga ñëwee ak ñun mooy responsabilité sànq maa ngi dégg nga koy laal jigéen yan responsabilité la am ci këram bu fekkee conflit dafa am digganteem ak borom këram. waaw conflit man damay faral di wax ni nañu fexe déjà éviter conflit bi. surtout ñu nekk dans ñu jéem a proactif li tubaab di wax proactif mooy ñu fexe taxawaay boo xamante ni conflit du am. loolu mooy li nga xamante ni moom moo jiitu mais bu ñu ñëwee ba conflit am responsabilité partagée la. responsabilité partagée la damay faral di wax nag ci relation de couple yi dafa am benn boroom xam-xam boo xamante ni moom daf ko xaw a schématiser mu ni dafa ni relation il faut que ku ci nekk ñu jàppee ko comme compte en banque moom lay woowee compte en banque émotionnel mu ni compte en banque bu fekkante ni da nga am yow sa compte CBAO bii nga ubbi fa wala boog benn banque pour bañ a def publicité dem na kay xam naa li ñu dend ak yéen la rek waaw waaye daal bu fekkee da nga ubbi sa compte ci benn banque di jël sa xaalis di fa épargner ba mu yàgg wala nga jékki-jékki boo épargner moom yàgg nga dem jëlaat di épargner di jël ba mu yàgg nga jékki-jékki di dem di jël waaye dafaatoo dara da ngay jël rek di nga dem ba compte ba moom dara doot fa nekk mais mën ngaa dem ba compte ba sax moom day déficitaire moyen moo fay nekk parce que defoo fa dara mu ni relation bu ci nekk muy relation yëpp sax la wax waaye bu ñu ko particulariser ci relation góor ak jigéen ci biir sëy relation boobu tamit ku ci nekk il faut nga bàyyi xel ni compte en banque la boo xamante ni da nga fa war a def ay dépôt yenn saa yi nag nga def retrait waaye nee na bu fekkee da nga def retrait tamit gaaw nga defaat dépôt balaa compte bay déficitaire dépôt yi mooy lépp loo xamante ni yow ku góor ki wala ku jigéen ki def nga ko ngir bégal sa soxna wala def ko ngir bégal sa borom kër ba nga yëg ni bëgg na ci bu bégee rek xamal ni def nga benn dépôt waaye bu fekkente ni def nga dara mu naqari sa borom kër wala nga def dara mu naqari sa soxna xamal ni def nga benn retrait waaye retrait nag moom boo ko defee li nga war a defaat ci dépôt pour mën a compenser retrait bi moom moo ëpp ñuy misaal ñu ni gis nga bu ñu laajoon jigéen ni ko kañ nga bëgg sa borom kër ban bis nga ko bëgg du la mën a wax bis sàngam laa ko bëgg waaye li wér te wóor mooy du la wax ni bés bi 14 février bii laa ko bëgg ndax jour boobu kat daf maa jëndal iPhone 14 wala déedéet du loolu waaye yu ndawaan yi mooy les petites choses moom la ñuy wax les petites choses font les grands moments de vérité yu ndawaan yi nga xam ni xëy na sax génn na sax romb benn chips bu ñuy jaay mu indaale ko génn na fekk doon jëndi kanat indaale wala dem ci frigo bi doon jël ndox indil ko xellil ko yu ndawaan yooyu noonu yooyu moom mooy dépôt yi nga xamante ni yaa ngi koy def jour après jour ba nga xamante ni moom mooy waral ku jigéen ki bu lay bëgg lool moom du mën a wax tel jour la waaye daal dépôt yooyu nga xamante ni moom ngay def jour après jour moom mooy yokk cofeelam ci yow ba tax na li ñu war a def mooy li ma wax il faut que ñu bu ñu yegg ci conflit mais nañu koy prévenir ni ñu koy prévenir nag mooy di yokk dépôt yi tey maytu retrait yi ndax retrait moom saa yu amee rek waaye nag sëy yu bëri tey dina dem ba retrait yi mooy bëri ba nga xamante ni dépôt dootu ci am li fay bàyyi ku jigéen ki wala ku góor ki daanaka dañ naan ci njaboot gi da laa xam wala def wala amatuma pexe mais relation ba dëgg dara nekkatu fa relation ba moom te au rouge compte bi bu boobaa dañ naan compte bu déficitaire te foofu nag bu fa eggee daanaka xaw na doy waar waaye nag bu conflit xasee ba am man am na kenn benn jigéen boo xam moom dafa ni ma man daal li ma mënul muñ mooy sama jëkkër daal dem ci balcon bi wuy téléphone loolu daal mënu ma ko muñ mu ni ma te daf koy def waaye saa yu koy def mu ni ma damay am lu ma metti bu ma nekkee ci salle bi ma ni ko mais kan lay waxal bu nekkee ci balcon bi mu ni ma xaw ma ko mu ni ko est-ce que waxul ak yaayam tamit mu ni ma mën naa nekk waaye daal saa yu ko defee metti na ko de daf may metti mu ni ko nag foofu li ngay jëm rek yow en tant que jigéen jéemal changer aussi perception bi ngay am comme que yow amoo lu la wóor
changer perception bi nga am rek. mais waxtaan na si ak moom aussi parce que souvent manque de communication dafa installé wu baax duñ communiquer moo tax may am na fan yële benn conférence bu ma defoon ak ay jigéen benn GIE bu tudd dooleel jigéen loolu laa leen doon wax mu ni leen thème bi dañu ko tënkoon ci li ñuy wax assertivité. Assertivité mooy capacité bi nga xam ne nit ki daf koy am ci wax xalaatam ci wax joxe point de vue am wax li mën nekk waaye saa su koy def tamit daf koy def ci dal du ko def mukk ci agressivité mooy ak lu mën a xew ma faral di wax jigéen ñi ma ni leen il faut que ngeen egg ci niveau assertivité boobu même bu conflit amee il faut ngeen egg ci niveau assertivité ndax dafa am loo xam ni assertivité moom dafa am ci diggante bu mu nekk diggante passivité la nekk ak agressivité passivité mooy jigéen gi nekk ci biir néegu sëyam bari na lu ko naqari ñu ko koy def mu koy naqari chaque jour yooyu moom mooy dem ba moom sëy bi bëggatu ci dara yooyu mën na jóge ci borom kër bi mën na jóge ci goro yi mën na jóge ci njëkke yi ñu koy def mais waxul dara dafa nekk dans une passivité réagirul loolu damay wax ni passivité la gënul parce que après yow yaa ciy souffrir di nga ci egg foo xam ni ci sa état émotionnel du baax tey wëri na feebar yoo xam ne tey nangu nañu ni stress moo koy indi ay maladies chroniques yoo xam ne foofu la jóge après mar day taali fu mu la jëmee ñëpp xam nañu kon nag gënul nga nekk dans une passivité waaye nag bul agressif tamit bul dem dans une agressivité parce que agressivité tamit mooy lan mooy conflit am na wala amagul waaye li nga bëgg a wax wala nga xalaat ko boo koy wax da nga koy wax ak agressivité da ngay taper ci table bi di nga dóor di nga utiliser violence verbale di nga yuuxu efficace wul ñaari benn efficace wut mais li efficace mooy nga nekk à mi-chemin entre ñaar yi mooy assertivité mooy li tubaab di wax avoir la capacité de toujours dire ce que l'on pense toujours dire ce qui est possible de faire mais toujours dans le respect de l'autre sans jamais user d'agressivité te loolu il faut que ñu tàggat ci jigéen ñi moom laay faral di wax damay wax ni ak assertivité sago la te ça force le respect absolument bu ñu leen tàggatoon ba bu leen amee lu leen metti dinañ ànd ak dal mën a observer situation bi même en temps de conflit mais bu ñuy communiquer bu ñu nekk passif bu ñu user de passivité nañu assertif nañu waxtaan ak seen borom kër nañu waxtaan ak ki leen lor waaye bu ñu koy defit nañu ko def lépp ci dal ak ci teggin bañ a user d'agressivité te loolu yëpp ay mbir la yu ñuy jàng yoo xamante ni façon bi ngay communiquer am na lu ñuy wax la communication non violente CNV la yooyu da ngay gis ni même bu conflit amee bu fekkee mën nga yar sa bopp ba yëg-yëg yi du la yóbbu ci agressivité rek man damay gis ni wax dëgg yàlla lu may gis la saa su ne mën nga parvenir conflit boobu nga xam ne moom moo am mën nga parvenir résoudre ko parce que loolu yëpp tamit xam naa ni nekkul lu fi xaj sax mais loolu yëpp da ngay gis am na solo li mu wax ni ci communication bi li mu wax loolu day comment nuy da day dugg ci li ñuy wax c'est que man dama naan sax ñi ngi communiquer manque de communication ça n'existe pas man dama ni quand j'entends waa amul lan moo xam nga lan mooy problème notre façon de communiquer dafa tul bokk ak keneen ñun ñëpp a ngi communiquer parce que même le silence de la communication c'est que li mu wax nii c'est que boo nekkee ci passivité par exemple quand tu parles pas déjà yaa ngi communiquer mais ba tey baaxul quand tu es agressif yaa ngi communiquer mais baaxul c'est que il faut que ñu jàng nu ñuy communiquer parce que comme yaa ngi naan parfois dañuy exprimer wu mais ni ñuy exprimer moo dul baax parfois parce que parfois comme li mu expliqué sànq tey jii nii bu fekkee da nga ko gis mu nekk ci téléphone bi boo ñëwee ne ko waaye koy waxal nii am na koy waxee mooy la waxu waa kenn wala sayoon d'accord affaire ba yem fa d'accord ngeen nekk mu nekk sur la c'est que suñu problème mooy comme li mu wax te lépp dañ koy jànga c'est que notre manière de communiquer mooy problème bi te aussi on ne tient pas compte de keneen ki ni muy communiquer aussi te jii par exemple man su ma la xoolee nga mer war naa xam ne pour man da nga noppi rek ma ne xaar ma ne bàyyi ko foofu pourtant yaa ngi communiquer tey yow su ma daan la toggal tey jii su ma toggee ba pare tegal la ataaya tey ma toggal ataayu ma la maa ngi communiquer ak yow d'accord tey bu fekkoon dama daan ma xam ne yow tey jii sa tenue préféré rouge la ma dem sol lu ñuul kukk romb la dem pourtant maa ngi communiquer sama yoon nekku ci lu la neex lu neexul c'est que loolu ay façon de communication mais problème bi mooy comme li ñu wax sànq gis nga quand tu n'apprends pas à connaître ki nga nekkal day indi problème voilà donc li mu wax ni c'est important mooy nga arriver à nga gérer ses émotions ba nga mën a nekk ci équilibre c'est que àdduna même dina la koy wax lépp équilibre la waaw c'est que ñaari extrême baaxul ci dara voilà noppi baaxul yuuxu baaxul parce que noppi après une bombe à retardement ngay doon tôt ou tard da ngay génn parce que ay nit kese lañ yuuxu bi aussi tamit keneen ki day nekk sur la défense du la déglu léegi nag yow tamit nga tourné waat donc man je me dis parfois j'entends manque de communication mais man dama naan quand je dis manque ça sonne mal amul waa ñun ñëpp a ngi communiquer mais notre façon de communiquer mooy problème bi alors ñu ciy bàyyi xel ça permet voilà parce que du question par exemple tey jii ni nga gis sa soxna tey mu am nu mu réagir quand dafa soof déedéet pourtant mi ngi communiquer c'est sa façon de communiquer voilà ku góor ki aussi tamit mu def
moo bokk muy ngandul foofu pourtant mi ngi communiquer waaw c'est sa façon de communiquer c'est que bu habitude di changer rek mi ngi communiquer voilà bu fekkee dama doon def lii chaque jour defatuma ko rek je suis en train de communiquer avec toi loolu nag war nga mën a jege nit ki qu'est-ce qui passe wala dara la ngeen xool lan la mais boo naan ko bàyyi ko foofu bon bokk bu bëggee wax dina wax bàyyi ko foofu bu sonnee dina wax pourtant mi ngi wax voilà yaa ngi communiquer voilà donc loolu voilà say dernier mot ak voilà clients yi loo leen di conseiller ak lan ngay wax ñi la doon seetaan voilà donc émission bi en tout cas neex na kontaan naa voilà donc man li may conseiller rek mooy comme le coach wax sànq tout le temps ñu jéem a bàyyi xel ci déjà depuis bas âge li ciy xew parce que man dama naan 98% problème yi ñu am yépp parfois boo ko étudier def analyse bi foofu lay jóge en tout cas man sama coaching maa ngi ci coaching am naa ci 14 ans mais toujours affaire bi foofu lay jóge d'accord donc ñuy bàyyi tout le temps xel ci xale yi ni ñuy comporter xale yi beneen bi aussi tamit boo nekkee ak nit bul topp la mouvance kii ni lay doxalee man ni lay doxalee c'est que ñun surtout femmes sénégalaises parfois côté bu dañu ciy def erreur yu bëri d'accord essayel nga xam ki nga nekkal kan la te loolu noonu moo lay dimbal non seulement da ngay am ay résultats mais doo sonn parce que parfois da gis ñoo xam man damaa sonn ci kii def naa mais am na côté boo xamante ji boo ko fa jaaree parfois tu arrives à avoir des résultats góor ñu aussi tamit am na côté boo xamante ne jigéen li mu gën a soxla mooy attention te dañ naan la les hommes sont dans le général les femmes sont dans les détails yu sew-sewaan yooyu ngeen di xeeb loolu la jigéen di xaar wax na ko sànq merci beaucoup jërëjëf je t'aime da nga rafet li nga sol rafet na c'est des choses yoo xam ne boo koy yox jigéen da nga koy moom mais ñun loolu nag au fur et à mesure yàlla boo am 3 ans 4 ans 5 ans ñun pour loolu amatul solo xam nga ne bëgg naa la jaruma la koy wax da ko soxla nga koy wax voilà donc ñu ciy bàyyi xel bu baax kon en tout cas merci beaucoup émission bi kontaan naa coach voilà donc voilà ba beneen yoon ci beneen émission inchallah merci beaucoup voilà waaw man tamit de sama dernier mot mooy remerciement renouveler waat di leen jaajëfal rek ci initiative yu mel nii parce que jàpp naa ni farata la ci fi jamono toll tey ñu koy def am na fi yenn saa ay faits divers yu fi xew ñu ni diw xarul na wala diw def na lii wala diw rey na kii wala diw dóor na li koy waral mooy nit ñi information yu bëri dañ ci jotul parce que kenn waxu leen ko kon jàpp naa ni boo leen di def jëlee initiative yu mel nii di invité ku mel ni soxna Kiné mu wax fi yu am solo jàpp naa ni bu ko ñëpp doon def ci plateau télé yëpp dina gën a am solo te dinañ gën a mën a dimbali nit ñi ci ñu am yenn information yoo xam ni dinañ ko jot kon daal man fi mu waxee sànq foofu lay dëggal rek ñu wax ni boroom xam-xam yi nee nañ il n'existe aucune façon de ne pas communiquer mënut nekk ñoom gëstu nañ ba sonn di xool fan la nit mën a jaar ba ni man daal communiquer wu ma waaye gisuñu ko ndax loo def communication la boo noppee pour dëggal li mu wax rek kon daal damay wax ni li nga pour tëjee daal ci li nga wax ci responsabilité jigéen ci société bi mais répété waat rek ni jàpp naa ni ñoom ñoo ëpp responsabilité góor nañu ko xam te assumer ko gis naa ni ñu ngi koy assumer tamit mais damay jàpp rek ni nañu xam ni loolu mooy seen responsabilité li ñu wax ci biir couple yi tamit muy violence verbale yi nga xam ne ñu ngi koy gis ci réseaux sociaux yi man tout le temps dama koy faral di wax parce que lu ma metti la dama koy gis ci réseaux sociaux yi dama koy gis ci biir famille yi ay nit yëkkati kaddu teg ko ci sa mbokk deret kaddu yoo xamante ni yu doy waar yu metti la di ko gis fu nekk may wax nit ñi di leen ñandal ñu wàññi ko parce que nit dina defee wala mu waxee noo xam ni xamoo philosophie am xamoo fu mu jaar bul ko juger boo ko mënul ñàkk juger it ci sa biir xol nga yemale ko ci waaye bañ ko attaquer bañ ko violenter parce que loolu daal nañu yëg ni ñu ngi gaañ nit ñi di leen pousse ci yoo xamante ni man lu yàggul nit wax na ma ba ni ma dëgg-dëgg jéem naa ay yoon xaru waaw ba ma ko waxee sama yaram dafa daw ba ni daal c'est lu doy waar la yooyu moo waral lancement concept yëpp sama àndandoo pour sensibiliser nit ñi rek ñu gën a ànd ak suñu sago ak lu mën a xew kon daal maa ngi leen di remercier bu baax di wax ni xëy na bu beneen yoon rek inchallah man moom fi nga daanelee lay jël moom mais cette façon de faire ci réseaux sociaux yi man moom j'aime pas trop souvent du dama leen faalewul wala seen métti neex ma mais façon de faire bi moo ma neexul am na nit koo xamante ne lii jàng na ko spécialité am la pourquoi pas dem gis benn Kiné Ndiaye waxtaan ak moom mu jox ma ay conseils mais souvent ñun suñu façon de faire suñu façon de communiquer souvent da ngay gis dara am dañ naan xaaral ma dem xooli commentaire yi ndax da ngay xam ne nit ñi yàkkamti nañ critiquer balaa que ñu jox nit ki ay conseils yoo xam te dinañ ko jëriñ c'est pas bon donc jigéen ñi nañu am prise de conscience comme ni ko coach waxee xam suñuy responsabilité am na yu bëri yoo
loo xamante ne ñun ñu ngi ciy góorgóorlu ñu ngi koy doxal que muy kii bay que muy ki nga xamante ne mi ngi nekk fii ci biir ville bi kenn ku ci nekk yaa ngi bay sa waat ci li nga nekk suñu responsabilité ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñuy borom kër nañ koy xoolaat bu baax toog di prendre la peine toog di waxtaan si yenn détails yoo xamante ne du ay détails mais ay détails la peut-être dina indi ay solution yu bëri suñu digganteeg suñuy doom nañ leen di yaree nañ ko xoolaat des fois nga gis jigéen bu meree jëkkëram sax commencé di ko wane ci doom bi di ko suppi alors que ça c'est pas bien nag xale boobu noonu moom mooy dooni mag ëllëg mooy dooni jabar wala mooy dooni jëkkër te yooyu noonu day am ay répercussions si biir foyer bi nga xamante ne dina ko ami donc tey kontaan naa ànd ak yéen coach parce que souvent daf ciy baax émission bi nga nekk sous le contrôle coach boo xamante ne daf lay gën a éclairer donc tey lii leen indiloon waxtaane ko ki yéen li ci jub ngeen xam ne suñu borom moo ko jubal lépp lu ci dëng ngeen xam ne ay nit kese lañ dañuy juum donc jërë ngeen jëf di leen wax à très bientôt ci seen beneen numéro waxtaan merci beaucoup